asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy seetaan à travers Univers Info comme niñ koy defee saa su nekk ci seen biir émission Univers People di dalal ay ndaanaan di waxtaan ak ñoom ci actualité ci li nga xam ne aussi tamit mooy seen carrière tey nag ñu ñëw fii ci Parcelles Assainies seet si ki nga xam ne moom mooy Bill Diakhou xam naa ne mën naa ne sax gëjoon naa feeñ ci li nga xam ne moom mooy écran yi te bu ñu nee Bill Diakhou rek dinañ xam ne mooy rappeur bi nga xam ne mën naa ne aussi tamit ñëpp a ko xàmmee fii à travers le monde entier laay mën a wax sax balaa tax ñuy tàmbale nag waxtaan bi dama koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi Bill maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sali di fay mbokk internet yi di leen nuyu. di nuyu waa Univers Info. comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen rek waxtaanee li nga xam ne moom mooy carrière waxtaanee aussi tamit li nga xam ne moom mooy showbiz bi ñu gis jamono bi Bill Diakhou mën naa ne gëj nañoon koo gis trop ci li nga xam ne moom mooy écran yi gëjoon nañ koo gis tamit ci showbiz bi Bill ci lan nga nekkoon. waaw même question bi day répété rek saa yu ma defee émission rek on dit que ne Bill Diakhou gëj nañ koo gis te pourtant Bill Diakhou est toujours présent authentique et il demeure par rapport ak li may def muy the art of storytelling l'art de raconter des histoires positives soo ma gisul ci écran bi c'est parce que dama am ñetti concept mooy rap rare recherché moo tax bëgguma lamb ci télé yi c'est pas que ne dama parce que musique bi may def mën naa wax ne ñu bëri ñu ngi naan Bill Diakhou yow sa musique du dee pourquoi ngay gëj ci télé bi effectivement damay gëj ci télé bi parce que je pense que trop de communication tue la communication et j'aime comme ni nga ko defee jékki-jékki sa xel ne yar ci man nga ne pourtant gisoon naa benn rappeur bu ay xaar ma dem def ak moom émission et ça me fait plaisir tout le temps boo ñëwee rek am lu bees lu ñu découvrir ci man voilà. surtout parce que waroon nag di raar parce que li ngay joxe moo am importance trop parce que mën naa ne société bi genre yi la soxla ñi nga xam ne dañ leen di génneel histoire yi aussi tamit di leen jox li nga xam ne moom mooy di exploiter li nga xam ne moom moo am ci sunuy réew aussi tamit ñu gis Bill jamono ji dafa mel ni yaa ngi génnee album est-ce que doo ñu wax tuuti ci album boobu. waaw album boobu pour dinaa leen ci wax tuuti parce que. xam nga dama njëkk a génne ay tube fii ci Sénégal ma am ay fans yoo xam ne fans yu wér la yu ma bëgg gëm li may def bëgg li may def àdduna di dox may changer style par ndànk-ndànk dem di jàngi ji waat musique dem defari waat sama voix dem xool ci ñi nga xam ni ñoom ñooy conquérir dans le monde musique bi ma ne man noonu laa bëgg a doxalee sama musique parce que je pense que ku ñëpp di déglu Sénégal amatuma lu ma fiy prouver ci musique rap et que bu ma nee la musique elle est universelle dootuma def musique boo xam ni sama askan dong nga koy jëriñoo léegi damay tas sama musique yóbbu ko partout dans le monde ba tax na ci la collaborer ak NNK collaborer ak ñoom François du français ak ñoom Bass bi jógee Espagne ak waa Story Blues ñëpp Alex tout le monde Alassane Diouf ñu ne nag boo dañuy saytu comme man damay def en live te li may def en live gars yi dañ ko bëgg bu ñu ñëwee sama soirée du ñu bëgg bu ma ne dernier morceau sax da ngay gis public bi ne ma déedéet du ci dal ma ne leen nag léegi je vais vous offrir un album bi universel lay doon album bu extraordinaire ci la ñoom François jóge France ñëw ñoom Bass jóge Espagne ñëw ne dañuy jàpp ci album bi liggéey ko ñuy jouer harmonica ma am ay grands guitaristes yoo xam ne dañ ci participer muy grand Sissoko le frère de Numukunda ci boppam ak ay waykat yu mag yu international yu participer ci album bi ba tax na ñoom bu ñuy déglu album bi dañuy naan ma ñoom ñu ngi dans des rêves parce que ñoom nee nañ ils pensaient même pas que ne Bill Diakhou war na mën a def lu mel nii ils le pensaient même pas alors que xamuñu ne àdduna ressource dafa baax dañu jàngiwaat te maam benn gis-gis sama slogan la ku sànni te jamoo daa fekk diiroo
ma gis tendance musicale bi dafa changé ñu ngi ci beneen onde musique afrobeat nga xam ni nigérien yee ko moom ma ne man dinaa ñëw indi waaye dinaa coloré ba nga xam ni sama askan gi nañ xam ni ñu ngi ci biir waaye musique bi cette fois-ci de universel c'est partout dans le monde ma def salsa ci biir musique bi li nga xam ne loolu lañ may dàkkantele le roi du blues au Sénégal ma def blues woy ci Dabakh Malick sa ñabdu parce que boo xoolee à l'époque da nga daan dégg benn Agatha Franklin di woy mais li muy woy ci mbëggeel la koy teg mais woy bi day neex man ma ñëw def ko en wolof woy njariñ boobu moom mooy sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh bii nga xam ni ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñi nga xam ni dañoo wasaare diine ji dañoo yokk jom askan dañoo indi valeur yu am important moom mooy le courage la tolérance ak ay gis-gis bu sori ak diine parce que diine mbëggeel la même bu fekkee bouddhiste nga toog di jaamu li ngay jaamu yaa ngi def connexion mbëggeel sa diggante ak yow ak loolu léegi ñu gis ne heure bu Sénégal di toj di am ay problème da ngay gis ay baatam di génn ñu naan Mame Dabakh de waxati na kon les morts ne sont pas morts surtout moom deewul dëdduwul mu ngi fi te def ñuy gunge à jamais ba àdduna di tukki album bi nag dafa bari couleur ba boo koy déglu doo bëgg morceau bu ñëw soit nga biisaat ko parce que ñu bëri dañuy naan man lu tax may bàkku naan kii li ma def dama ko xam du propagande c'est la réalité album bi dafa riche album bi dafa am ay valeur album bi dafa neex a déglu en sonorité album bi presque bon boo xoolee li ma gëj a toog waaye defam naa presque 30 morceaux mais dañoo segg 10 morceaux pour album bi yaay ñoo toog ñëpp nañ mu dem ñi suggéré ma ne moom ñun bii la ñu bëgg mu dem ñu waxtaan mu am ay fans yoo xam ne nag pour ma rappeler que la jeunesse a grandi ci samay woy comme tani jaa ngi nii du yaa ko laaj dafa am ay xale yoo xam ne dañ cee jàngee wax kon tani yi dafa familier ak ñoom ma dem ba ñu mag ba am yenn âge yi ma def ko en version mbalax mais mbalax afro laa ko def pour ñoom tamit ñu mën a am repère ñun kat démb ba ñu nekkee xale ci lii lañ jàngee wax mu gunge leen waat ba àdduna di tukki loolu moom mooy sama objectif ci album bi ak vraiment sénégalais yi ñu ci bëri dañuy naan mbalax bi wala genre am na genre hip hop yoo xam ni du dafa restreint dafa yem ci ñun rek ci sunu cadre man ma ne cette fois-ci musique bi damay bëgg mu bëtt caax yi ñun war nañ mën a feesal Wembley war nañ mën a dem ñun Zénith mu fees del ci musique bi ñuy def war nañ mën a dem Europe les grands producteurs topp ñu sukkal ñu raamal ñu jox leen suñu xam-xam ci musique ak li ñu def c'est important les conseils sont là le staff est là le manager est là tout le monde c'est des gens très calés ñoo xam ni yàlla da leen may dañoo jàng ji yàgg Europe ñi dem liggéey ñëwaat ne dañu bëgg suqali Bill Diakhou defaraat ko ci beneen anam ci angle boobu laa toll fi mu ne nii. ci angle boobu la toll fi ñu nekk nii gëm sa bopp day tax fépp foo bëgg a dem aussi tamit di nga fa mën a dem te ki nga xam ne moom mooy Bill Diakhou gis nañ ne moom si boppam dafa gëm boppam te xam na aussi tamit ci li muy dox ndaxte mën naa ne li nga xam ne moom mooy ay albumam mën naa ne ñëpp a koy déglu muy xale muy mag muy ndaw képp ku ko déglu di nga ci gis sa bopp te loolu moo am solo ci li nga xam ne moom mooy wàllum hip hop mais Bill ñu gis jamono ji li nga xam ne moom mooy hip hop bi jaxasoo na torop parce que léegi écriture yi nga doon gis auparavant ñuy dévoiler li nga xam ne mooy les mots de la société léegi jamono ji ñu toll nii gisatuñ ko lan moo waral loolu. Les temps changent, les hommes changent, les lyrics restent et demeurent. Comportement dafay changer, gis-gis dafay changer. tey suñuy doom suñuy rakk bu ñu ñëwee indi beneen xeetu rap il faut les accepter
faut les accepter da ngay accepter. mais xeetu rap boobu aussi tamit dafa différent parce que instant yi mënatoo cee gis sa bopp comme ni nga doon gisee sa bopp auparavant. doo ci mën a gis sa bopp parce que du sa couleur du sa gis-gis xam nga ab askan booy déglu musique boo xam ne dafa conscient comme je donne l'exemple de Souleymane Faye nga koy déglu El Hadj Diouf nga koy déglu ñu tegal la ay xeetu musique yoo xam ne dañu conscient daf lay yee di nga ci am li nga bëgg mbëggeel bi nga ci soxla di nga ko ci am di nga fecc di nga ci déglu mu jariñ la dana yee askan dana defar culture parce que musique li Papa Ndiaga way doon wax naan buy terewul yeetewul baaxul il faut muy tere mbaa muy yeete gi nga Ego Trip ñu ngi ko commencé def en 80 man 2000 avant 2099 ñun ñu ngi def Ego Trip ak groupe bu tudd noonu laa nekkoon ñuy def Ego Trip maanaam Ego Trip mooy bàkku sama rap maa la dàq rap bu ma rabee yow dootoo rap affaire yu demee noonu kër li may sol doo ko sol ay sa xol a ngi shine ay affaire yu demee noonu c'est que loo gis dafa méngoog jamonoom loo gis dafa méngoog jamonoom mais ku feebar mënul dàq picc yetta tool ba ku màgget mënul dàq picc yetta tool ba ki ko mën mooy ki ngay woo mu wuyoo tëb bu yeggee bu sànnee dañuy naaw courage boobu ñu am ñëw ne ñoom dañoo am seen gis-gis dans le monde seen beneen doxalin da nga leen koy nangul tey def di ngay def parce que au Sénégal dans le monde il y a de vrais mélomanes un jour damay dox Espagne ci benn ruelle Calle mu ngi tudd Calle Tiso Molina bas wala bi may dox ñu baare tali bi ma ñëw di romb maa ngi àndoon man ak Moustapha ak sama beneen xarit boo xam ni Australia la dëkk mu ngi tudd Cape bi ñuy dox ñu arrêté ñu ne fii mënoo leen fi jàll benn hôtel moo nekk fii ma ne noonu waaye yow ba fii mënoo fi jàll benn hôtel moo nekk fii hôtel kay ci la nit ñi di romb ñu ne ma non dafa am lu fi ne kan moo fi ne ñu ne ma xam kan moo fa ne Madonna kan mooy Madonna man ba ma nekkee xale bu ndaw laa doon déglu ay Oliveira ay La Bonita xoolal loolu des années après des années je dis 30 ans ou 25 ans après nga ñëw ñu ne la fii kenn mënu fi jàllu ndax femme boobu moo nekk ci hôtel bi te moom moo war a produire te day génn léegi donc kenn warul jege fii tu t'imagines vraiment donc sénégalais moom moo gëmul artiste am sénégalais day tendance ak artiste am sénégalais du jox valeur artiste am parce que loolu la ñu mooñaale sénégalais lay artiste di jebbi way lu extraordinaire ñu taxaw kii ne kii xamul dara de kii ne mu gaare ñu ne ko kii de dafa àbb oto mu def dara ñu ne ko ñu def mu dugg ci benn affaire boo xam ne tolof ko da ko ciy fekk ñu weer ko ci réseaux sociaux yi. mais nag Bill artistes yi léegi tamit produire tuñ lu normal de. déglu ma. li ñuy gis léegi mën naa ne saagawante la maa la dàq lii maa la gën a def nii loolu kese ngay gis actuellement. te loolu au moins sama cadreur bi sax mën na génnoon naa ci loolu sax ba dugg ci beneen domaine bàyyi ma poursuivre tuuti après ma dellu si waat ci loolu. xam nga j'ai été en Guinée il y a même pas une semaine dama dem Guinée pour am ay sonorité yu ma doon dem déglu foofu par rapport ak ñoom li ñuy def dëgg les Bruxellois pour mën a xam ñoom lan la ñuy def quoi parce que seen musique parce que foo dem am na musique foo dem am na rap ma fekk fa ay Bruxellois yuy rap di woy ci yeneen anam yeneen xeetu musique ma gis ne ñooñu li ñuy woy sax da ngay gis ne ay gaam yëpp gaam dañ koy forcer parce que ñun jàng nañ musique au moins dañuy forcer gaam mais askan dañ leen aj ba ci kaw jàppale leen di leen soutenir borom barke yi foofu di leen dimbali pour
ñu nekk ay ngandam star nga dem di wax benn staru guinéen di kii wax guinéen seen bopp ne la bàyyil sunu artiste bi ñun dañ ko bëgg loolu mooy ab dëkk il faut respecter nit ñi respecter seeni artistes yi tamit respecter seeni bopp parce que nit ki ni mu la gisee rek noonu la lay juger booy denc ci janj bu ko moor max yëg wala naka moor max yëg boo ko dénkee du ko lekk boo ko dénkul mën na koo bañ a gis waaye fu koy gis di ko lekk àdduna dafa am da ngay am concept fond ak forme sama benn xarit démb dafa woote Europe ne ma Bill non je suis très content parce que j'ai vu une évolution extraordinaire par rapport ak li nga doon def ma ne ko musique a màgg musique tollootul de man maa la dàq rap man damay lay saaga man damay di saagante di wax ak yenn wax yi musique tollootul foofu parce que on a une génération à éduquer et cette génération là c'est culturellement lañ leen mën a éduquer puisque il y a un peu d'échec par rapport aux autorités politiques donc que la musique fasse ce travail là de bon sens dimbali askan bi dans le bon sens éduquer les enfants on parle de tricherie dans l'album on a fait une chanson qui parle de ci tricherie lay wax bac bi passé jàpp nañ ay nit éducation la tey jii kooku buñ ko jàppoon daal di koy tàggat waxtaan ak moom tey jii du tricher bañ koy jàpp wala di jaay ay module ba booy di ko mën a tricher kooku ba mu bu tricher bu demee ba état supérieur qu'est-ce qu'il devient il devient un tricheur ci lépp loo ko teg même bu nekkee directeur tricheur lay doon askan des koy yee askan de gis nga booy yi je les aime bien man personnellement je les aime bien parce que on ñoom li ñuy def man duma ko def ñoom man li may def ñoom duñ ko def parce que mënuñu ko def dégg nga wax ji donc ku nekk ak sa yoon mais li ma leen di conseiller mooy qu'ils arrêtent les insultes ak musique divers faire benn titre boo xam ni da nga ciy saaga wax ci ay affaire gars yi ego trip yi def ci ay mbalax yu tar def ci kii rap sax dafa commencé nekk en voie de disparition ci côté boobu waaw parce que mbalax bi dominé na de telle sorte musique urbaine boobu dootoo ko centre ci biir parce que yëpp ternaire la amatul binaire léegi ñoom ñoo war a xool question de choix la qui continue à faire ça ba pare ñu layoo ko ëllëg waxuma côté yàlla de parce que yàlla rek a xam moom mooy àtte moom mooy juger ëllëg mais layoo par rapport ak seen conscience xam nga nit ki da ngay layoo ko sa conscience man kat maa fi woy taaj man kat maa fi saaga nit ndey ci woy saaga boobu sonore la élément sonore la audio lay nekk day rester ba ngay dem ba am 150 ans yor sa bant dafay rester ça reste il faut éduquer les enfants il faut leur dire ce que tu penses il faut que ñu delluwaat ci mbay mi waxtaan ne bay tey jii gune gi nga xam ne dafay jël gaal gi war a dem Europe bu jaaree fii tey ñu financé ko même bu dee benn pàkk la am mu dem bay ji yàlla mën naa def sutura mu dimbali njabootam dimbali askanam nañu waxtaan ak suñu biir et que ministère de la culture ñu jéem a taxawaat mu am industrie musicale parce que musique bi ñu bari dañu découragé beaucoup de chanteurs me fréquentent ils viennent chez moi fii la ñuy toog fii la ñuy naanee ataay fii la ñuy nekkee seen jàmm parce que kër gi mooy kër ga nga xam ne ba ma juddoo ba léegi musique rek la ñu xam ak lu baax artistes yi fi jaar kenn xamul nu mu toll te artiste bu fi jaar yàlla day def nga doon star ci kër gi nga toog nii donc man un conseil laay joxe ndax man li may mën naa ko siwoon na kat musul siw waaye waa ji siwoon na de ana ndam lañ ca siw la donc nañu jéem a xoolaat booy ñu defaraat seen toogin éduquer suñuy doom éduquer suñuy rakk
xam ni le Sénégal mu ngi émerger mu ngi dem ci lan par rapport aux jeunes les jeunes comprennent maintenant les jeunes sont conscients dafatuñu ñu ngi fexe le tout ku ci nekk yaa ngi am bëgg-bëgg boobu mën nga déglu musique sax tey mu yee la ba nga xam comme sound bi may def en liggéey bu fajar ma saana jot ginaar yi sabandoo ñiy jaar nii uti lu ñu jox njaboot gi ci liggéey boo ko dégloo sax mën na la conscientiser nga daw dem liggéey y a pas de show métier dans la vie amul liggéey bu bon lépp la nga xam ne mën na la jëriñ am na kuy jaay manteau di jaay ay puso te tey jii boo ko xoolee xam nga kooku lan la ay puso lay jaay da ciy tabaski da ciy korite da ciy dimbali ay doomam da ciy jënd ay ordonnance donc y a pas de show métier gëm-gëm la que les gens sachent que ne le rap mooy révolution acte population qui doit à la population c'est une forme de révolution urbaine boo xam ne da ngay ñëw pour wax yow li la metti maa nga dénoncer des maux de la société ce qui se passe voilà. surtout mais aussi tamit bu ñu nee rappeur aussi tamit dañuy wax que ne ñi nga xam ne ñoom ñooy rappeurs yi ñoom ñooy la voix des sans voix parce que ci ñoom la ñuy jàngatee ci ñoom aussi tamit la ñuy amee li nga xam ne tey jii moom moo la ñuy xamee li nga xam ne moom moo xew ci li nga xam ne mooy mim réew mais boo seetloo jamono jiñ toll nii mën naa ne man moom dama def benn constat que ne hip hop bu njëkk at léegi dafa am différence bu mag. parce que boo xoolee même ci style bi même ci parole bi dafa différent boo xoolee jamono ji léegi style bi mën na doon na loo xam ne nit ñi rafetlu wuñ ko parce que bu njëkk rab boo loon ko seetaan mën naa ne mag mën na koo seetaan xale mën na koo seetaan mais léegi style bi doon na loo xam ne da ngay gis ñoo xam ne seen voilà merci beaucoup mag yi bokkatuñ ci mun nañ ne bokkatuñ ci hip hop bi ndax xamatuñ sax li ñuy wax parce que li ñuy wax ci boppam parole yi yow sa bopp doo xam sax lan la ñuy wax doo xam début bi doo xam fin bi par rapport ak bu njëkk parce que man au moins bil dama koy seetaan parfois mais damay xam ne lii muy wax nii lu amal njëriñ askan wi la te aussi tamit ku nekk da ciy jàngat te ku nekk aussi tam boo ko dégloo da nga ciy gis sa bopp day mel ni yow voilà ki lay déglu dafa mel ni moom ngay waxal te loolu jamono biñ toll nii gisatuñ ko ci li nga xam ne moom mooy ci wàllum hip hop bi surtout ci style bi man ci style bi lay gën a focus parce que bu njëkk boo seetloo da ngay gis li ngeen doon solo macha allah da loon correct te au moins dañ leen doon sax considérer comme ay bandits alors que tel n'est pas le cas juste que da ngeen di dénoncer kese da ngeen di wax aussi par rapport ak léegi am na différence bu mag léegi ku sol yére bu ngand moom dinañ wax ak yow. foofu damay ñëw rek waxtaan ceeg yow tuuti rek. dama ñëw ma gis rap bi gars yi di naan waaye temps boobu sama yaay naan ma yéen da ngeen dof benn da ngeen réew ñaar yéen xaw ma ban genre nit ngeen yéen est-ce que ay nit ngeen yéen seen yii ngeen di def nii mënoo lañ ko bàyyi te dem liggéey yi ma ne ko yaay mu ne ma ne ko li nga wax dëgg la quoi mais nit ku nekk ak bëgg-bëggam man j'ai pas trop fréquenté l'école parce que à bas âge laa génne école xaw ma sixième secondaire la xaw ma CM2 man daal ko xamatuma mais li ma wóor que ne fukki diplôme yoo teg ma teg ci fukki xam-xam yoo xam ni benn bu ci nekk ëpp na la kilo ci développement durable ci conscientiser nit ñi ci orientation côté mbay comme côté pêche comme la nouvelle technologie am naa ci orientation bu baax ba pare nous sommes macha allah ak ñi may liggéeyal des experts en stratégie ay stratège lañ ci àdduna c'est-à-dire xool benn jeune ne ko yow tey jii war ngaa mën a doon tey ab ministre war ngaa mën a doon ab directeur de société war ngaa mën a créer lu ñëpp di yéemu ñun loolu lañ ñun foofu lañ taxawee tey jii dañuy dimbali ay nit
sunu dund ci kaw suuf bii billaahi ñàkkul solo on a beaucoup fait pour le pays mu am ñu xam d'accord mu am ñu xamul c'est bon parce que kenn mënul xam kenn man mii damay génn sax nga ne Bill Diakhou kenn non man xaw ma Bill Diakhou mais da ngay génn benn milieu boo xam doo ko dul sax foog ñu ne Bill Diakhou ngi ne la c'est-à-dire du lépp la ñuy xam ci nit ki mais on a beaucoup fait pour ce pays du ñu député du ñu maire du ñu ministre nekkuñu ci état bi di liggéey mais suñu liggéeyu bopp ak suñu xam-xamu bopp ak suñu gis-gisu bopp ñu ngi koy partager ak askan bi suñu dund am na solo fii ci Sénégal gàcce ngaalaama nag tous les artistes rappeurs qui ont marqué leur temps ci ay paroles yu conscient yu conscientisé bu njëkk am na yoo xam ni kat ñeme woo ko woon def parce que amoon na bouclier ñi nga xam ne ñoo doon aar askan bi ci wàllu lu bon waaye tey jii yu bari mu ngi rëcc man nag du ma dugg ci détail damay bàyyi képp ku ci nekk ak sa xel ak sa xalaat nga doxalee ko noonu c'est-à-dire être démocrate dans la vie waaye li am ba am moom mooy album Bill Diakhou bii di ñëw incha allah ci kàttanu borom bi képp ku ko déglu di ci jële njariñ yu bari di ci jële njariñ yu bari bu fekkee da nga bëgg a fecc di nga fecc bu fekkee da nga bëgg a liggéey di ko déglu di nga liggéey di ko déglu loo ci bëgg ci musique di nga ko ci fekk personne n'est parfait nul n'est parfait du ñu ay prophète du ñu ay wàlliw waaye yàlla am na lu muy dénk lu tuuti loo xam ni mën nañ ko sédduk nit ñi am ci njariñ mu leen di jariñ et je vais profiter de l'occasion pour encore feddali sama kóllëre ci par rapport ak askanu Sénégal que ne dañ ma bëgg man awma ku ma bañ man Bill Diakhou amuma ku ma bañ mën ngaa bañ des fois tamit sama doxalin dara newu ci su ma la mësee tooñ baal ma soo ma mësee tooñ baal naa la bu ma tegee sama bopp sama kaw lal damay nelaw ba xarañ je cherche pas de problème je cherche pas à nuire quelqu'un je cherche pas à dire du mal sur le dos de quelqu'un je reste constant Bill Diakhou authentique respect peace and love. loolu de kenn mënu ci dara mu ne ko loolu kenn mënu ci dara Bill Diakhou bu mën naa ne bu Sénégal laay wax wala bu partout dans le monde boobu laay wax sax Universel merci beaucoup. Même l'album s'appelle Universel. L'album s'appelle Universel kon boog album boobu ñu ngi koy xaar avec impatience xam naa ne bu génnee rek incha allahu rabbi ku nekk dina ci gis boppam wante aussi tamit pour jeexal rek Bill dafa am loo xam ne internet yi dama déggoon ñu koy xaw a voilà di ko xaw a junj ñenn ñi di ci laam-laamee ndax c'est vrai ou pas. ma bëggoon ci am ay leeral bu ndaw rek muy parce que dañu daan Bill Diakhou a fait la prison je sais pas. C'est une question là. Bill Diakhou. xam nga ñun internet yi lañ fi nekkal. Bill Diakhou a fait 9 mois de prison dans le ventre de sa maman. Bill Diakhou man waxuma la boobu de. li ma lay wax leer na nañu. Non pas du tout. leer na nañu. defuma prison mës naa jàppanteeg benn waaye mais juste rek dañ ma téye tuuti après bàyyi ma c'est-à-dire. téye tuuti bàyyi ma. waaw dañ ma téye nii tuuti parce que xeex la woon te xam nga ni autant à l'époque ñun dañoo tuddoon wootekul ndekete du woon wootekul am na leneen lu newoon ci ginnaaw temps boobu c'était vers les années de 88 89. comme 90 yooyu laa jàppante kenn parce que dama bëri woon doole tuuti macha allah bi ñu kii songoo nag moom moo ma tooñ nag wax dëgg yàlla parce que man je suis un homme pacifique
non ci ay xam nga des fois dans un groupe day am koo xam ne rek kàllaamam ci kaw rek lay ne c'est-à-dire moom même bu xamul day wax il faut accepter tout le monde boobu man tamit ñun ñoo dañoo bokk jikko ndax moom ku ko nee gàtt sa mën a la gàtt sa mu tàng jër ma tàng jër ñu jàppante ma dóor ko bi ma ko dóoree nag mâchoire dafa déplacé wu yaa ngi dégg non xaaral nag moo wax la kooku tey c'est mon meilleur ami ñooy ànd guddeeg bëccëg boo toogee 2 minutes nga gis ko ki ka fekkee inspecteur la mënatul kii ñu jàpp ab ci la ma yóbbee ñu ne ma kii gaañ ko affaire demee mu ne ma man dañ doon jàppante waaye lii du dara yàgg nañ jàppante yàgg nañ xeex affaire yu demee noonu après noonu mooy xam nga la loi fait day def ci la ma kii après bon muy noonu ma def ay benn jour xaw ma ñaari jour. léegi naa nag da nga tàngoon saa yi. waaw xam nga tamit aussi nit ko am ay principe aussi bokkut ak nit koo xam ne amul ay principe man du ma tooñ mais boo demee même jinax boo ko poussé jusqu'au fond mur bi day retourner song la te jinax pourtant lu ndaw la mais boo ko sësee ci mur bi dana la song parce que dina wut fu mu jaar man loolu laa woon c'est-à-dire j'étais pas tànguma woon comme ni ñi ko foogee woon 1 2 3 non ñoom booy yi dañ fiy xeex rek affaire yu demee noonu non tàngoon nañ parce que ay xale lañ boobu mais léegi on a eu l'âge de la maturité mag lañ suñuy doom léegi xàmmee nañ boo daan jàppante nii c'était évident parce que ñëpp da nga daan génn di dem jouer ji man dama daan génn dem Caaroy jouer ji teen bi su ma demee teen bi su ma rabee ba pare des fois da ngay rab booy di la yuuxoo mais yow tamit rappeur nga da ngay joxe sa life ñaar yooyu ñoo am tu es obligé nga riposter da ngay génn ñu kar la tu es obligé nga riposter ñun dañ daan jógee Caaroy di xeex ba Mermoz di dox di dox di xeex ba Mermoz wala di dox di xeex ba Médina parce que ñun rue Vincent la jógee jaar Médina jaar bopp waagu ñaay doog a tees yi fii Parcelles Assainies xam nañ Dakaaru nu mu kiiwee def nañ intercommunalité Dakar xam nañ ko ni mu tëddee après ñun ñëpp ay xarit lañ ñun dañoo nekk benn bande boo xam ne ñun ñëpp ay xarit lañ ñoo bokk ndey baay te pourtant kenn dëkku fi fenn kii mu ngi dëkk Hann kii dëkk Médina kii dëkk Parcelles kii dëkk Bel-Air noonu daal c'est-à-dire ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay te ba léegi ñun ñooñu ñooy ànd ñooy nekk voilà non xam nga àdduna balaa ngay xam ne ñàkk solom rek nga dem ba atteindre sa objectif tey jii nga ne man milliardaire laa bëgg a nekk nga dem ba yàlla jox la yooyu milliards mënoo koo xam léegi fa ngay xamee ne àdduna amul solo ndax lan nga ciy def benn lal ngay tëdd benn yëre ngay sol benn lekk ngay lekk mënoo jàqale fukki junni lekk ko bu yàbbaa nga am intoxication alimentaire. loolu dëgg neexul instant xam naa ne temps bi xoj nañu dañ lay bàyyi rek nga tàggatoog mbokk internet yi ñu joxante dig daje beneen yoon xam naa ne album bi moom bu génnee ñun ñoo koy nar a njëkk a am incha allah rabbi. waaw album bi moom incha allah dinaa leen ko jox. et que j'aimerais profiter de l'occasion pour ma présenter leen sama gars yi. voilà kii moom moo joué sama harmonica. François kii moom moo joué basse. Diédhiou moom moo joué sama percussion. voilà ñoom tout le temps le ménageur est là il s'appelle Mohamed. voilà gis nga gars yi. voilà Mohamed le ménageur. voilà et que on bosse en famille ñun ñëpp ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp et c'est extraordinaire et je les aime bien parce que c'est des personnes yu am moral bu baax c'est des personnes qui sont entiers machallah. C'est ça. J'aimerais profiter encore de l'occasion pour saluer
un protecteur. Quand on dit un producteur, lui il est producteur protecteur. Il s'appelle Alassane Diouf. Mention honorable. Avec NNK, le gars qui a transformé Bill Diakhou à un grand musicien, à un vrai musicien. Et encore, pour vous dire que on joue, il faut qu'il consulte le Facebook de Bill Diakhou Wayga. On a des programmes yu ñëw après inchallah bu ñuy dugg ci Facebook Bill Diakhou dinañ am lu bari toutes les informations qui doit. incha allah mbokk internet yi gis ngeen ki nga xam ne moom mooy Bill Diakhou moom lañ seet si woon tey fi nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies amoon ak moom waxtaan bu am solo te gis nañ ne xam nañ ne aussi tamit képp kuy jeune talent képp kuy nekk ci li nga xam ne moom mooy hip hop bi war na gestu ñi nga xam ne ñoom ñooy anciens yi aussi tamit parce que ñoom ci boppam ñoo fi nekk te ñoom ñoo fi yàgg a nekk aussi tamit di bégal ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di déglu di bégal ñi nga xam ne ñoom ñooy seeni fans donc waa Univers Info nii lañ leen di defal chaque jour à chaque instant aussi tamit di leen génneel anciens yi di leen génneel aussi tamit jeune talent yi aussi tamit donc ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon at beneen invité d'ici là portez-vous bien au revoir.